daf ma faral di may dal balaa may am doom daan di métti parce que premier jour bi daanuma jóg sax pour jóg sax problème la damay tëdd rek. day métti du ma mën def dara damay naan garab obligé pour ma mën jug liggéey noonu genre. auparavant nag daaw moo di yëg benn métti mais par la suite si laa commencé di am ay douleur muy métti di jàpp sama ndigg beeg yooyu genre. muy jéeg ji mbaa njagamar ji jàmbat bi benn la. mettitu biir saay suñuy gis mbaax mooy seen jàngoro ana lu wundu bile mettit ndax yoon la wala jàngoro moo ci lalu lu jar ñu seeti kër docteur mu indi ci ay leeral Abdoulaye Diop di gynécologue obstétricien xelam màcc lool ci wàll wi. waaw règle douloureuse di ko mën a créer bëri na li ci ëpp règle douloureuse soo ko amee butu jurukaay bi mooy jaaxaal li ñu tuddee chose rétroversée maanaam butu jurukaay normalement dafa war a pencher en avant dafa war a nekk ci kanam mais am na jigéen yoo xam ne seen duñu judduwaale butu jurukaay boo xam ne dafay dem ci ginnaaw te ni butu jurukaay nekkee ci ginnaaw noonu sooy gis règle nu muy concentré pour génn règle mën na indi règle douloureuse yeneen yi indi règle douloureuse tamit mën na nekk léeg-léeg feebar bu nekk ci butu jurukaay bi mën nga am fibrome soo amee fibrome soo am règle yi mën na metti mën nga am kyste yoo xam ne soo gisee règle bi dina metti mën nga am infection aussi boo xam ne soo gisee règle bi dina metti mën nga am feebar bu ñuy tuddee endométriose mooy maanaam ñax bi nekk ci butu jurukaay bi nga xam ne mooy defar règle léeg-léeg dafay nekk ci biir butu jurukaay bi pare nekkaale ci biti te su nekkee ci biti ñi ngay gisee règle ci biti deret bi di tuuru noonu la ci biti ci biir tamit ngay gis règle ci biir te du feeñ boobu day joxe règle douloureuse boobu mooy cause règle douloureuse bi gën a garaaw parce que boobu soo si teelu lay jóg su yàggee sa yaram mën na lay indil ay gàllankoor pour nga am doom. waaw docteur ndax loolu ñuy woowee utérus rétroversé mën nañu ko tuddee déformation buy lore. non loolu du déformation loolu judduwaale la butu jurukaay normalement dafa war a pencher ci kanam tëdd ci kaw butu sawukaay bi loolu mooy position bu normale mais am na nit yoo xam ne suñu juddu seen butu jurukaay wala mu pencher ci kanam dafay pencher ci ginnaaw li ñuy tuddee variation anatomique du feebar mënoo si dara da nga ko judduwaale noonu la mel du changer su nekkee soo ëmbee nag ba wasin da ngay ëmbee nii butu jurukaay bi di gonfler pour bébé bi soo wasinee suy dégonfler toujours suy dégonfler ci kanam lay ñëw du delluwaat ci ginnaaw ci la boobu la règle douloureuse di bàyyi. malheureusement ñun suñu culture africaine dañu jàpp ne que règle douloureuse du normal boo ko amee dañuy wax ne que sa yaay amoon na ko sa maam amoon na ko sa tante amoon na ko et que soo wasinee wala nga am jëkkër dina bàyyi et donc duñ ko toppatoo tant que demuloo ba sëy ba am doom su règle kon ne di métti ci li ñu jóg nag gëstu règle douloureuse boobu gis na nag finalement du woon lu normal mais am na leneen lu nekkoon ci ginnaaw mais règle douloureuse jotewul dara at ku sëy wala ku sëyul à partir de puberté soo commencé gis règle rek mën nga am chance gis am règle du métti mën nga am malchance gis règle commencé di métti. ginnaaw ba lu ci ëpp ci jigéen ñi réere nañu mbir yi li xam-xam wante dañuy faral di wut saafara ci garabu wolof yi. benn jour laa koy toog di ko expliquer sama tata bi après mu ne ma genre ceeb soo koy jël di ko faral di def sa ndox wala genre ngay togg ay sombi di ko si def genre yooyu noonu da lay libérer si infection yi ak biir buy metti. lu ci gën a gaaw daal limon doom bi nga jël ko nga daggati ko balaa ngay gis say règle soo xamee ni 2 jours avant ngay gis say règle mën nga kaa jël nga def ko benn douche. avant mi ñëw bi nga xamante ni ay 12 jours wala 5 jours genre moo dese. da nga jël persil nga tàngal ndox def ko si di koy naan loolu tamit dina mën a limiter douleur bi. persil limon ceeb wala yeneeni feem yi fi maam bàyyi woon moo leen ci dimbali bu baax maanaam garabu cosaan. fii ci champ de course bërëb bi ñu andi jaaykat yi nekkoon ca gaar ba am na pàcc wu ñu jagleel malien yi ñenn ci ñoom ñooñu lee seen xel màcc loolu ci wàllum fajum cosaan bile.
gis nga bii ak sepp bi feuille bi bii mooy xob bi léegi nag ñaar ñii boo ko jaxasoo def si goowe wala digg ji. Rokia Traoré lay wuyoo soxna si di yëngu ci njaayum produit malien ñu gën ko ràññee ci njaayum garabu cosaan muy xamle ni ndono la ci moom nag su waxee rekk ngeen xam ni bambara piir la. xam-xam bi dondo la ci man nga mi xale yi sax xale yu bari dama leen di mocc waaw loolu dondo la ci man yëf yi jigéen leen ci yore fii cosaan la daal ci man depuis sama yaay depuis sama maam ni leen ci def na. cepp ci nasaraan ñu koy woowee vétiver gowe wala souchette xob ak xas bu aldake ak xob bu jekka boo ko boolee bari na lu muy faj. xale yu bari léegi bu ñuy sonn ci règle dañuy dem pharmacie jënd garab boo sonn waaye bii seerewul yomb na même boo fekkee nekkul règle sax nga daal di coppati tuuti boole ko ci sa kastiloor mbaxal ko naan suba ak ngoon weer bi si noo soo ko kiyee rek sa weer bi bu ñëwee rek jeex na doo sonn mais xale yi léegi moom du ñu dégg kenn nee na chez maam wala yaay seen yëfu africain yooyu moom bëgguma ko xaaral ma dem ci pharmacie dëgg la kay pharmacie dëgg la waaye bii tamit dëgg la de parce que pharmacie ñëw na fekk garab yi mi ngi ci àdduna bi fay jekka la bu xonk bi bu vert bi nii mooy àndake bi digi jë la nga boole ko ak nii def ko ci sa kasloor bi bu tàng nga naan soo ko naan doom da ngay gis fi ngay togg nii yëpp bi yëpp day génn rakas sa biir bi ba mu set moo indil biir bu metti yu bari sax perte blanche ak gaaw ci lool parce que biir bi su metti ni war a génne ci yow par weer su génnewul moo indil perte blanche comprendre waaw tànge yaa ngi naan nii perte blanche moom da ngay ko déggee rek doo ko gis waaw même boo nekk jigéen bu biir boo biir nii nga jël bii nii di ko mbaxal chaque fois di ko naan doom sa doom bi bu génn day set yaram bi day set bu baax a baax sax yow mi di ndayam balaa ñu raxas boo ko foon nii nga gis ci yaram bi day xëy set gis nga nii amul góor amul jigéen ànd ak sama doom secret boobu ma wax la te amul góor amul jigéen mbaxal di naanee rek même sa yaram boo saw sax da ngay gis sa saw bi day xeeñ bu neex parce que day raxas ci biir doo gis perte blanche biir bu métti yi sew yooyu doo ko gis day neexal sëy même boo toog sombi nga raxas yi ba mu set digg jë bi nga sànni quelques doom ci biir sombi bi nga xool nu mu def bari na de doom gis nga ñun bambara yi boo demee sëy nii léegi une semaine bi ni ngay ci def wala 3 jours bi ni ngay def ci biir néeg bi doo génn doo naan dara sombi sepp yi ngay naan ngay nooy laala waa sa jëkkër nu mu bugg ci yow dina ko am africain rek lay doon garabu africain moo baax ci africain gis nga nii même tubaab yi dañ ci jënd waaw touriste yi ba ñuy ñëw ci marché dañuy jënd sepp yi njëriñoom kay du jeex. garabu cosaan bari na njariñ surtout ci wàllum feebar bii di règle douloureuse. di Aïcha liggéeyam mu ngi aajo ci xelal waaye dencante yi ak jigéen ñi ci seen bopp ak it ci seen wàllum sëy moom it di dëggal solos cepp aldake ak gowe bi. soxlawuñu sori fenn fudul yem si li nga xamante ne mooy suñuy suuf xam ne am nañu li nga xamante ne mooy ceeb moo nekk nii ngeen di gis voilà am nañu li nga xam ne mooy xasu aldanke moo nekk nii tamit am nañu feuille aldanke am nañu tamit gowe ak digije du andil benn
andi benn effet secondaire ci nit ki donc mélange bi ngeen gis nii képp koo xamante ne bëgg nga raxas sa biir dindi lépp loo xamante ne impureté la infection prévenir les infections nga am ko comme nga ñàkk ko am nga bañ ko am yëpp mën nga koy naan nga nekk célibataire comme marié donc dès que nga atteindre l'âge de la puberté en tant que femme mën nga ko commencer utiliser ñi nga xamante ne dañuy am faral di am règles douloureuses donc dama leen di conseiller à ce que ñu commencer ko utiliser déjà une semaine avant que ñuy gis seen règle mën nañ ko commencer utiliser mooy ñi nga xamante ne ce sont les célibataires donc ñooñ bu ñu ko commencer utiliser di ko naan à chaud dina tax mu prévenir douleur yi ba bu ñëwee du metti comme ni mu waroon mettee nga continuer di ko naan ci biir règle yi day atténuer douleur yi bu baax a baax a baax a baax donc mélange bi ngeen di gis baax na baax boo xamante ne day tax sang bi di circuler day dindi lépp luy infection lépp luy odeur vaginale day dindi démangeaison lépp loo xamante ne daal problème la lu nekk ci biir ak butitu njurukaay yi ak sawukaay beeg yëpp da koy raxas ba mu set def ko ni mu war a mel et en plus de cela jigéen bi nga xamante ne dafay sëy da koy lubrifier tooyal kanamam mais tamit góor ñi tamit am nañ ci wàll ñoom it mën nañ koy naan ndax day loo gis ne day raxas deret tax le sang circuler normalement donc dafay tax appareil génital masculin bi di fonctionner correctement voilà donc pour ñëpp la muy góor di jigéen. ginnaaw ba yàgg na ko jëfandikoo te it di ko digal ñi koy nemmeeku si mu ñuy wan na mu koy defaree. gis nga lii nii rek doy na benn koonu ceeb xasu aldanke bi feuilles yi ak gowe yeeg digité yi lii c'est pour 1,50 litre d'eau léegi ñu raxas ko. ñu leen di waat rek une deuxième fois. léegi tey jii nii par exemple ki koy defar da koy naan da ciy naan 3 fois dans la journée. Le matin bu xëyee l'après-midi comme heure yii nii ak le soir au coucher. 1,50 litre bi c'est pour une journée donc le matin l'après-midi et le soir donc su naanee guddi gi ba pare bu defaat ci 1,50 litre mu tëj ko bu tëjee bàyyi ko noonu bu ko neexee mën na ko bàyyi noonu ci denc ko fenn foo xamante ne dara du ko laal ni mbóot ni insecte bu ko neexee tamit mën na ko dugal au frais bàyyi ko foofu mais bu xëyee balaa mu koy consommer da koy teg su baxee mu xeeli naan ngoon gi mu tàngal naan guddi gi mu tàngal naan. donc on peut pas le boire froid quoi. soo ko naanee froid dafay raxas day neexal saw bi rek odeuru saw bi rek mooy changer mais bu fekkee ne da nga bëgg a faj li nga xamante ne moo nekk ci yow danga koy tàngal balaa nga koy naan. c'est important. sànq yaa ngi wax li nga xamante ne mooy feuille de Jeka et c'est plus kii si marié yi. voilà tey jii nii ki nga xamante ne nouvelle maman la moom dañ ko ci ajouter les feuilles de Jeka. De ce fait mu apporter waaleel ko propriété yi mu soxla resserrer ko raxas ko dindi lépp luy impureté et surtout mu defar li nga xamante ne mooy plaie yi dû à l'accouchement. Voilà. Donc ñoom mën nañ ci naan di ci defaale bain intime wala di ci toog ci tàngaay bi vapeur bi di leen dugg ñuy tuddee bain de vapeur. tey ki nga xamante ni dafa nekk en état baax na ci bébéam mais aussi à partir du 7e mois. foofu lay baaxee nga xamante ne amul risque bu fekkee ne premier mois yi la risque la à moins que mu am infection bu boobaa dafa am dosage bu muy soxlawul muy baxal moom day sotti ndox bu tàng bi rek automatiquement mu sotti ci kaasam naan mais pour bañ a courir risque dañuy préférer bàyyi ko ba 7e mois ñu soog ko commencer defaral li muy naan mën na ci raxasaale les parties intimes léegi bébé bi dina am peau bu rafet du am xet et mettitu biir aussi du ko sonal. gis nga mu ngi baax nii gis nga feuilles yi ñu dugaloon sànq ñoom ñëpp ubbeeku nañu fi mu nekk nii
ubbeeku nañu donc mu ngi baax ni dañ koy bàyyi juste 5 minutes après ñu ñëw fay ko mën wane naka lañ koy consommer. tey li mu baax doy na donc ñu éteindre feu bi. su ma xellee nii damay bàyyi restant bi foofu su ma bëggee xelliwaat beneen heure bi. C'est bon. C'est amer. C'est amer. Mmh. Donc c'est pas bon. Pas très amer. On le consomme pas avec du sucre. Am na ñoo xamante ne buñ ko naanee du weex ci ñoom mais am na ñoo xam ne day weex ci ñoom. Voilà mais duñ ko consommer ak sucre. du lekk bu neex waaye day faj comme yeneen garabu cosaan yi askan wi amu ko lool Abdoulaye Ndaw mooy njiital kuréelu fajkat yi di jëfandikoo garabu wolof yi moom it mu ñuy xamal beneen xeetu garab buy faj lii di règle douloureuse. xam nga ci cosaan tamati toujours dafa am yoo xam ne mag ñi dañ ko daan jëfandikoo lépp lu war jëm seen wàllu wér-gu-yaram dañ naan trouver solution te solution bi ñu ko daan jëlee nag mooy si gàncax gi waaye si ilaa ñu jëlee ko feneen fu dul ci gàncax yi sax mais daanañ fexe ba am luy saafara seeni tawat am na xam ne wóoluñu garabu traditionnel bi waaye nag néew na moo gën a néew ñiy faju ji dafa dañuy wax ne chaque plante est une pharmacie chaque plante rek est une pharmacie garab boo gis rek pharmacie rek kenn ku nekk mën nga say faj bu lu bokk rek sa morom li mu si faje moo xam reen ba la moo xam xas ma la moo xam doom ba la moo kii ma kenn ku nekk yor nga loo xam ne bokkut ak sa morom si lu muy faje si benn même feebar si même feebar waaye si naa la wax leen man boo xamee xobu doomu kii kinkiliba doom yi dafa am doom am na ay doomi kinkiliba yi dama koy jëfandikoo léeg-léeg si ñi nga xam ne seen dañu am problème rek doulos dañ ko jox ñu koy naan doomu kinkiliba xam naa ne boo koy gis lu bëri waaw oui noonu kooku sama secret sama xam naa la ko wax maa la koy wax doomu kinkiliba man yooyu laay jëfandikoo am na yeneen garab yoo xam ne tamit ne dama koy jëfandikoo mu jëm si ci ñu koy xeeti mu jëm si règle douloureuse lu mel ni ñu koy xeeti son dama koy jëfandikoo léeg-léeg koy liggéey pour règle douloureuse waaw yooyu plante garab la non garab doomu kinkiliba bi rek la ngay jëfandikoo moom rek ngay baxal bu si tëbee benn ngëpp rek bu si tëbee ab ngëpp loxo ni baxal ko si litre ndox jox ko xam ne dafa am problème règle douloureuse mën naa seetal règle douleur yi. dëgg la garabu cosaan baax na waaye yenn saay li ñuy wax dosage ak posologie mooy li ci dese leer docteur Abdoulaye Diop di ci antu. médicament traditionnel am na médecine traditionnelle lu am la d'ailleurs ci wolof mu garab mooy jóge ci plante mooy tuddee plante donc ñun mënuñu bañ médecine traditionnelle bi suñu problème bi ñu am ak médecine traditionnelle que mu nekk pour règle douloureuse wala que mu nekk pour leneen problème de posologie la problème dosage yi du leer ñu waxee benn potu lii wala benn potu lële wala benn kuddu lii loolu leerul trop. Abdoulaye Ndaw di tontu ni. ñu si bëri nag dañu yaakaar ne nag tegul si xam-xam fa cosaan tegul si xam-xam dafa tegul si xam-xam ndax xam-xam bi ñu yore ñun ñi ñu liggéeyuñu ko maam moo ñu ko fi bàyyil mu def ay expérience am muy xam-xam bu wóor ñu koy joxorante di ko joxante ba mu yegg si ñun duñ ko wàññi duñ ko yokk si niñ koy liggéeyee. li si am problème koy mooy jëfandikoo boo xam ne tegoo ko si xam-xam comme li xew léegi jamono léegi li ñu wax ne ma koy faral di wax automédication si plante yi mooy ñu ne la xas sàngam baax na nga dem wuti ko naan reen sàngam baax na nga dem jële ji naan
ñu la xob sàngam baax na nga dem wuti jëm jënd ji yow sax yaa ko doo ko wuti si àll ba de da ngay dem fañ koy jaay nga jëli ji ko ndax xaw ma ndax garab boobu moom la wala du moom ndax nañ ko dencee baax na wala baaxul da ngay dem jënd rek daal di naan xamoo nañ koy doser xamoo nañ koy préparer xam-xam lalu ko lañ la ko wax noonu rek nga loolu mën naa andi musiba kooku moom gëm naa ne man mën naa andi musiba mais su fekkee ne xam-xamu cosaan la boo xam ne xam-xam bi maam ñoo ko liggéey ba mu baax wax la nii lañ koy defaree nii ñu koy wutee nii ñu koy defaree nii ñu koy joxee ñaata yoon nga koy joxe si bés bi kooku du andi benn problème. la fi maam yi bàyyi woon jugu fi ba tey mbir mi mel na ni leer na ci ñëpp muy fajum cosaan mbaa muy fajum nasaraan si bu ci nekk am na solo te lii di règle douloureuse ñaar ñëpp am nañu ci xam-xam bu wóor donte sax fajum cosaan bi mooy bi gën a yomb nasaraan si sax dañu koy faral di wut si di ko jëfandikoo lu ni mel tax ñu war ko bàyyi xel. ñu doon waxtaanee lii di règle douloureuse maanaam jigéen ñi nga xam ne bu ñuy gis mbaax day ànd ak mettitu biir mu am ay garabu cosaan yu fi maam bàyyi woon te baax ci lool lu ci mel ni aldake gowe cepp wala feuille de jeka ba ci kenkeliba pañe de soxna May doon leen ci indil ay leeral di leen jox dig daje ci beneen numéro.